ci biir liggéey bi di ànd ak nasaraan yi di liggéey muy di foofu ngir jullit di defar jullit yi baayam mu ngi bokk ak Seex Umar ko daa damay si Iman Siré Samba Demba Ali Mutar baayam mu ngi bokk ak Seex Amadou Bamba bi nga xam ne mu ngi sokkee ga Golleere mu ngi bokk ak Amad Dem fii ci Sokone fan la jànge Amad Dem fan la jànge mu ngi jànge ci duum ga foofu la jànge kan la bokkaloon bàyyi Siley Dem la bokkaloon taal même famille ku mu bokkal ki nga xam ne mooy seexal l'islam fii ci Kaolack kan la bokkal mu ngi bokkal ki nga xam ne mooy xalifa général di Tijaan fale ci Tiwaawoon bi nga xam ne Fatiha ak salaatul Fatiha moo ko tasaare ci addina gi yax yooyu nag bu jógee fii nga xam ne bokk ak ñoom bu defee lii war na ko def boo bootul ki la bootoon doo boot kenn boo bootul ndey bootoo baay bootoo mag bootoo rakk munoo ànd ak kenn balaa ñu ne baax na ne mbokk yi wax doomu ndey yi ñoo ko wax dugg nga bisimillahi na nga génne alhamdulillahi rabbil alamina il faut na ngeen may ma tagg ko tuuti ci pulaar toroɗomo ta lunnata jikke faɗɗo waɗɗo falindo tago mago hela kalace saka dimaji goros bone jontaɗo ndaare deje holla birde felle nanga cuutki kamale ñuma radiel bila radiel sagara sigi lowto e gallaji bandu men so tawɗa laamu ngu koye galle bamma assalamu aleykum mbokku Passy bu nekkuloon caméra yi damay jàkkaarloog tribune bi waxtaan ak askan wi waaye ñi ma jàkkaarloo tamit am na solo lool maa ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di am mbégte lool ci tey bés bii mu nekk bés bu am solo pour waa Passy mu nekk bés bu am solo pour Passy ñi nga xam ne ñi séq nañ ma ci coalition bi ànd ak man ci liggéey bi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen ziar ñu am fii ñaari gan yu tedd yoo xam ne yi wax dëgg yàlla seen teewaay fii am na solo trop ci liggéey bi ñu def moo di le président du parti bi Union Citoyenne Buntu bi ak le président du conseil départemental monsieur Moustapha Mbaye ñu ñëw fekkee li ñu si suñu bés bu am solo bii ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax sonn ngeen nag toogaay bi yàgg na waaye sama wax ji tamit duma ko saax-saaxee da ngeen may nopp déglu ma wax ak yéen ngeen wax ak man ma xam lan mooy seen soxla ma ngeen xam lan mooy sama yéene ci Passy ñu ànd defar Passy ngeen may ma nag ma gërëm parce que tey jii nii il faut ñu gërëm ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo fi teew ak ñi nga xam ne ñii tey bu ñu yegsee fii yàlla ak seen jëmm la ki si njëkk wala ñi si njëkk di nga xam ne ñoom ñooy yombalkat li ñuy wax yombalkat mooy les facilitateurs wala les médiateurs ñi nekkoon seen diggante di waxtaan di defar ñu sonn ci lool mu jaral leen lu nekk mooy Mamadou Ba bopp Adja Khadija yaa ayu wan Thierno Ba jaral na leen affaire bi jaral leen lu nekk daj nañ si lu nekk ay weer ay fan ñu si nekk di waxtaan di woote di dajale di def lu nekk daj nañ si lu nekk mu métti lool ci ñëpp nag waaye njëriñ rek lañ ci séntu woon kon nag njëriñ laa ngi nii tey ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di gërëm bu baax sama rakk sama xarit Cheikh Tidiane Turpin parce que moom candidat la woon mais bi mu demee ba xam ne fii affaire bi taxaw na intérêt Passy feeñ na mu ne man bàyyi naa lépp lu ngeen d'accord maa ngi yéen ñu ànd si liggéey l'essentiel na lekk njëriñu Passy lu am solo la def taxawaay bu am solo la def ci liggéey bi ñu nekk ni tey ak ñi nga xam ne ñuy fekk si nañu mooy Cheikh Sall et Ousmane Sarr wax dëgg yàlla nekk seen taxawaay rafet na trop ak ñi nga xam ne ñuy ñëw nañ tey
feeluñu si meeting d'investiture bi nii moo di Gnima Aidara ak Bocar Sow ñu ngi jéem di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax tey bés bii buñ fi yegsee dafa am ñu ko liggéey nekkul loo xam ne rek dafa xëy sotti mooy li ñuy wax le comité électoral bi nga xam ne bi ñu sampee coalition bi ñu tabb comité électoral boobu jël Abdoulaye Bob nga xam ne xale la ndaw la waaye ku am yar la ku am teggin ku am xam-xam la ñu teg ko ci bopp bi mu ciy def liggéey bu am solo bool ànd si ak waa communication Abou Mbaye jiite ko ak El Hadj Malick Ndiaye mi ñu nekk si biir boolu si commission organisation seet sàmm ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax commission des femmes Ndeye Sophie seen liggéey rafet na commission logistique di Laye Ndoye liggéey bi am na solo ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax dinaa gërëm nag ñenn ñoo xam ne ñi tamit dama àndoon ak ñoom di liggéey bu yàgg muy leen ñu koy wax Jokkoo Suxali Passy waa Jokkoo Suxali Passy maa ngi leen di gërëm bu baax di leen delloo njëkkal di ci boole ay jeunes yoo xam ne yu yàgg nañ gis yoon bi ñu dugal ci ñun muy waa AJUT association des jeunes yoo xam ne yi dañoo seen taxawaay am na solo ci liggéey bi ak waa DEM 21 ay xale yu nekk Dakar ay ndaw nekk Dakar gis ne lii mooy yoon bi ñoom tamit ñu takku di liggéey ak ñun may gërëm nag sama famille samay waa kër niñ ko waxee ñëpp a ngi fi di ñaanal suñu papa su lay dem yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana di ñaanal suñu yaay aw yu bari yàlla may ko fan yu gudd ak wër gu yaram di si boole yéen ñëpp seen yaay yëpp yal na leen yàlla may fan yu gudd ak wër gu yaram yaay yi nañ ñu gunge ba ñu liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ñu yeggale ko si jàmm ak salaam di nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp di nuyu sama jarbaat yi sama ñees yi ñëpp ñoo xam ne ñi tey jóge nañ Dakar bàyyi seen liggéey sama sœurs yi sama frères yi ñëpp maa ngeen di nuyu di leen gërëm di leen sant niñ ko waxee sama grand frère Amadou Deme lu nekk def na ko ci Passy lu nekk mu ngi koy def lu fu Passy soxla mu jóg dugal ci loxoom dugal ci alalam dugal ci xalaatam te kenn du ko wax maire bi amul lu ko Amadou Deme du jàppale woon mais mosu ko wax bi muy accueillir Macky Sall fii 500000 la yëkkati teg ko ci loxoom man la woo ma ne ko mu ne ma damaa bëgg a jàppale waa Passy ci accueil Macky Sall bi prévoir naa 500000 dama koy jox comité électoral bi ma ne ko comité électoral bi Pape Cissé moo ko yor boo leen ko joxee doo ci am lu la neex mu ne ma ah comme moo yore comité électoral bi ñoom laa koy jox waaye bi mu leen ko joxee de déggu ko fenn waxuñu ko fenn moom waxu ko fenn jël na 500000 yi ne ñuux si poosam toog si lu wér kon nag ku mel noonu boo ko amee tey jii nii ah nga xam ne kooku mënul defar dëkk loolu nag moo tax ñu jóg man élection 2014 dama dem ci Benno Bokk Yaakaar ak ñoom Moustapha Ka ak ñoom ay wan ñii ñu dem ci ak Moustapha Ka parce que parti bi président moo ne ànd leen ak Moustapha Ka ma ne leen ah xam naa ne xale yi bëgg nañ changement waaye nag comme loolu la parti bi wax kilifa yi loolu la ñu wax te man maa ngi ci parti bi ànd ak kilifa yi nañu jéem a liggéey dàq suñu chance yàlla def gagné wuñu Pape Cissé moo gagné ma toog di seetaan 2014 2015 2016 ba 2017 ma xam ne lii muy def nii jubuut jaarul yoon lii baaxut lu dëng la ci dëkk bi amulul benn intérêt Passy ma ne nañ leen jóg sama gars yi kaa leen ñu jóg ñu commencé liggéey parce que Passy il faut que mu am changement Passy il faut que mu am changement liggéey boobu lañ nekk depuis 3 ans ba yàlla dimbali ñu tey jii nii ngeen ñëw def ñu monter coalition bi tey ñu ñëw di monter def le meeting d'investiture Abou Mbaye le discours bi nga lire dégg naa ko c'est l'espoir vous avez espoir non pas ci man sama jëmm waaye espoir ci liggéey yaakaar ne war naa ko mën indi loo xam ne lii luy jëmale Passy kanam la foofu la mbir mi nekk du Ibrahima Deme jëmmoo Ibrahima Deme moo am solo déedéet waaye li nga xam ne nii man am naa xalaat bi am naa gis-gis bi am nañ yaakaar ne war nañ mun dem jëli indi mu jëriñ waa Passy si loolu tey loolu kooku ngeen investir tey kon nag maa ngi nangu seen investiture j'accepte votre investiture et je m'engage ici devant Passy devant toute la population de Passy la jeunesse les femmes les sages je m'engage à ne ménager aucun effort pour que le Passy soit une commune développée xale yi wax nañ ko démb Passy bu bees la ñu bëgg Passy bu bees je m'engage
ici devant la population de Passy qu'à partir de janvier 2022 on aura un Passy bu bees. Passy bu bees dinañ ko gis ci fànn yu bari ci wàllu déjà doxalin mooy li ñuy wax gestion téye commune naka lañ koy téye commune yow munoo nekk yow dong rek yaa fi nekk yaay buum di buumi yaay def lu la neex kenn amul baat kenn du wax Passy amatul sa bureau municipal. xool leen premier adjoint mu ngi fi deuxième adjoint mu nga fële amul bureau municipal benn nit rek di dogal di def lu ko neex loolu mënul am loolu mënul nekk donc Passy il faut que mu changer doxalin boobu la ñuy njëkk a changer soppi ko moom la Abou Mbaye doon wax démarche inclusive et participative maanaam ñëppay bokk moo di une démarche participative loolu xam nañ ni ñu koy doxalee xam nañ ni ñu koy defee xam nañ jumtukaay yi xam nañ partenaires yi ñu si mun jàppale te déjà am naa ay partenaires yoo xam ne jàpp nañu man bi ñu déggee sama candidature ñu ne ma ñun ñu ngi Passy su nga gajee ñu ngi Passy. beneen bi dinañ bàyyi xel la jeunesse de Passy est fatiguée la jeunesse de Passy tant pis vous êtes fatigués kon suñu premier partenaire dina nekk le ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne bugg naa bu ñu faloo incha allah bu neexee yàlla kër gu nekk ñu dugal fa ANPEJ xaw ma ndax xam ngeen ANPEJ waa parce que xamuñ sa ANPEJ agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes mooy ANPEJ bugg naa kër gu nekk dugal fa ANPEJ incha allah bu neexee yàlla ministère de la jeunesse bu ñu fa jógee danañ dem ci ministère de la femme te soo xasee duggee ministère de la jeunesse danañ ubbil buntu yu bëri danañ dugg ministère de la femme lu yàggul rek indi nañ fi 1 million de francs en partenariat avec le ministère de la femme le fonds national des crédits ku leen indil 1 million te yorewul caabi yi bu ngeen ko joxee caabi yi mu ubbi leen buntu 1 milliard. su ma nee Passy nag waxuma Passy bu ñu nee Passy nañu bàyyi xel Ndramé Passy lañ bokk Daaru Njaayeen Passy lañ bokk Kër Muumin Passy lañ bokk ñooñu bàyyi nañ leen xel bu baax a baax Kër Muumin Kër Ngaj ñoom ñëpp ci Passy lañ bokk te bàyyi nañ leen xel bu baax a baax Kër Muumin problème mu santé lañ am wax nañu ko ak électrification lëndëm dem nañ fa réunion guddi seen portable yi lañ taal portable yi pour ñu mun def suñu réunion ak école problème yu bari am na ko si amoo yi incha allah Thierno commencé na régler problème mu Ndramé balaa ñuy falu sax loolu dina sotti incha allah bu neexee yàlla. buntu yi bëri na li des rek mooy caabi yi yéen a ko yor yéen waa Passy c'est la carte d'électeur mooy caabi yi jël leen seen carte électeur yi le 23 janvier ngeen woote union citoyenne buntu bi ñu ubbi leen buntu bi caabi yi indi leen caabi yi ñu ubbi buntu yi Passy jëm kanam ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jéggalu guddi na métti na waaye li ñu fi tax a toog ba heure bi il faut ñuy wax ko ba mu yegg kon tey ji loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne bëggoon naa ko ci wax waaye am na ñoo xam ne ñii tey wax naa leen ko depuis bu yàgg c'est les acteurs culturels ñooñu samay priorité la yéen samay nit ngeen yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci waa culture jàpp leen bés ni ki tey def naa leen sama bopp ay Modou Ndiaye ñiy tëgg sabar ñiy woy ngoyaan ñiy def leneen ak leneen yéen ñëpp jàpp leen ne yéen sama priorité ngeen si suñu programme incha allah programme bi ñuy génnee priorité la culture c'est une priorité te dégg commencé naa waxtaan ak waa ministère de la culture ba nga xam ne am na yoo xam ne yi feeñ na yoo xam ne yi bu ñu faloo rek incha allah ñu commencé ko doxal bu neexee yàlla kon nag wax dëgg yàlla guddi gi bëccëg bi métti na suba ba léegi xale yaa ngi ci di liggéey ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi ci liggéey bi waa sécurité organisation jigéen ñi nga xam ne ñu ngi woon ci mobilisation bi yëpp gërëm nañ leen sant nañ leen kon nag à partir d'aujourd'hui le slogan est clair Passy bu bees avec union citoyenne buntu bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal bu baax di leen sant